yii nii nga xamante ni mooy loolu lui au moins il a servi la République et dignement kenn musu ko dégg man musuma dégg Bruno yëkkati tijji làmmiñam wax franchement donc ay seede la yoo xamante ni loolu mooy loolu kenn tuumaalu ko dara kenn musu ko jiiñ valise kenn musu ko jiiñ mallette kon Bruno sa mission accomplir nga ko dignement franchement mission accomplie xam nga voilà mooy loolu daal lu mënul ñàkk nag la lu mënul ñàkk la donc c'est une grande perte pour toute la nation ñu ngi koy jaalee Sénégal gépp Bruno Diatta bon tey li nga xam ne moom la ñu yeewoo mooy déclaration bi nga xam ne Pape Malick Sy porte-parole des Tidianes def na ko mu soulever tey débat ci Face bi ak feneen fu dul Face bi itam ndax ci journalu Sénégal yi lañ ko bind ndax nee na nous sommes prêts du samay kàddoom la nous sommes prêts à accompagner le président Macky Sall ma bëgg a fàttali rek lan mooy kilifa diini xam nga man bokkoon naa ak samay morom ñi nga xamante ne bi Macky Sall avant moom Macky Sall candidat en 2012 bi muy taxaw ne kilifa diine ay citoyen ordinaire lañu man dama bokkoon ci ñi nga xam ni gëmuma ko woon ne wax jooju am na worma am na teggin déedéet gëmuma ko woon man kon du tey jii laa koy gëm ñii wax naan sëriñ bi am na droit votel ku ko neex am parce que citoyen la te démb ñun dañoo bañoon ni ñoom ñëpp ay citoyen ordinaire lañ dinaa indi lu tax ñoom duñu ay citoyen ordinaire xam nga am na ñoo xam ne mën nañ ñi ay sëtu Serigne Touba lañ mais ay citoyen ordinaire lañ parce que tax ko ñu benn ndombal tànk ñii sëtu Alaaji Malick Sy lañu mën nañ leen considérer comme citoyen ordinaire simple comprendre nga parce que amuñu benn ndombal tànk ca kër googu max nu ko zalika ca laayeen yi ak ci Medina Baye fépp bépp kër diine li may wax nag damay généraliser kuy sa maam ñu ne El Hadji Malick Sy kuy sa baay Serigne Babacar Sy fii ci mim réew Sénégal loolu mënoo nekk ordinaire waaw Awa Gueye maa ngi lay siyaar bu wér di la béggee bonsoir Dior Sène di siyaar ñëpp Sénégal dañuy waxante dëgg ba ci ay abbé ay Yacine Thiandoum ay ñooñu duñu ay personnalité ordinaire ils représentent une communauté et une communauté aussi grande que la Tidjania au Sénégal non franchement bu ma déggee ay nit naan sëriñ bi am na droit votel ku ko neex am na droit wax ne nañ votel ku ko neex mais franchement ñun bañ réew nañu nekk nañu bàyyi naa féq tey wax dëgg gi nañu bàyyi naa féq gi tuuti rek ñu waxante dëgg nag dafa jot ndax man mënuma gëm dinaa wax li ma gën a métti ci ay déclaration du lool rek waaw ay consigne de vote ak yooyu waaw Babacar Mbengue su ma développé ba pare incha allah dinaa tijji micro bi incha allah ma dugal la Babacar Mbengue incha allah kon moom naka la mën a yoree kaddu laa wax kaddu lu ñuy wax la Tijaniya ñu xam ni du tarixa bu ndaw Sénégal ci Afrique sax laa wax wala ci àdduna bi ñu ne yow yaa yor kàddoom nga toog di yëkkati sa kàddu di am nooy waxee naan Macky Sall lam fi Macky Sall mais man waxuma sax ñu koy comparer ak Abdou Diouf waxuma ñu koy comparer jaajëf Fifita One Love ziar naa la waxuma ñu koy comparer ak Abdoulaye Wade Senghor déedéet waa léegi taalibe yi nga xam ni avant Macky Sall avant Abdoulaye Wade avant même Senghor Tivaouane était là taalibe yooyu noonu anañu bonsoir Viviane maa ngi lay ziar bu wér ana aqu taalibe yooyu noonu ñun ay Macky Sall lim fi def Senghor non mais maa ngi jégalu dinaa wax ak worma nag
dinaa wax ak worma parce que même bu dara dul dara am na ñuy topp ci moom muy Pape Malick di Serigne Mbaye Seck di Bass Abdou Khadre rek ku ne waaw man du ma yëkkati kàddu dootuma ko def sax di ko teg ci koo xamante ne amaana ñetti nit sax topp nañ ci yow ba mu des ab saay-saay kii moom mu leer nañu kii saay-saay la waaw saay-saay moom dañ koy weer voilà mais en tant que porte-parole de la famille Sy de la communauté Tidiane sa baay di Babacar Sy Serigne Babacar Sy di sa baay waroon nga mën a am beneen taxawaay Pape Malick lu dul Macky Sall lim fi def mais sa rakk jii di Serigne Mansour Sy Djamil ngeen bokk benn maam xanaa bokkul Tiwaawan Serigne Moustapha Sy mii ji moom ba jiite PUR xanaa bokkul Tiwaawan gis nga am na yenn toogaay yoo xam ne boo ko toogee gis nga Pape Malick maa ngi jéggalu mais avant ngay nekk porte-parole boo waxoon wax ji kenn du ci wax parce que boobu temps tu ne représentais pas grand-chose voilà maa ngi jéggul ci kàddu yi tu représentais seulement surtout Alaaji Malick la doomu Serigne Babacar nga am nga sañ-sañ bu boobaa ne man Macky bu la neexee sax demal nga jënd carte APR bu doon da nga jënd carte APR avant ngay doon porte-parole dès lors ñu nommé le porte-parole par éthique pour rester impartial et incorruptible da nga war a déchirer wala démissionner ci parti instance su parti bi kilifa nga doon bàyyi boo yoree say njaboot ah tey jii nii Pape Malick maa ngi jéggalu mais mbooloo ba nga toogoon di wax loolu ñu ànd ak Ousmane Sonko nga toog ñu ànd ak Idrissa Seck ña nga fa toog ñu ànd ak ñeneen Karim Wade Khalifa Sall ña nga fa toog kon yoroo amoo pour yor kàddu Tiwaawan ba pare naan nañu ànd ak Macky Sall amoo pour def loolu maa ngi jéggalu mais du sa cër waaw même yow personnellement bu dee Macky Sall nga àndal la mu def Tiwaawan yéem na la li taalibe yi def Tiwaawan yéemu la garaawul amul problème mais garde ça pour toi dès lors man xam nga bu ñuy xolal dañuy bañ a jouer ci mooy nag ay sëriñ bi nee na waxul kenn na ko topp ak mais li may waxatee ngi nii li may boo yoree kàddu mbooloo yow foo ko tijjee mbooloo ma nga waxal mbooloo ma la waxal il parlait en sa qualité de porte-parole de la grande confrérie Tijaniya ci Sénégal kon la muy wax engagé wu ko moom donc dafa engagé ñam koy waxal mais sama xel nag dal na ba may yeewoo gis ne ba may yeewoo la majeure partie en tout cas de mes amis désavoué nañ ko te xoolal avertissement la yàgg naa koo wax muy Serigne Bass Abdou Khadre di porte-parole Laayeen di porte-parole xawma fan ku fi bëgg sa torox tànge say taalibe toroxal la xoolal comme nuñ la musta toroxalee noo àndal ak Macky Sall parce que Macky Sall mooy nit koo xamante ni toroxal dong moo baax ci moom ku ànd ak moom ñu toroxal la ku ko sori torox mucc nga ci toroxal billaahi wallaahi yéen da ngeen nekk ci loo xamante ni man su ma nekkoon tey jii nii tey sëtaatu Serigne Babacar sax am na nu may doxalee sëtaatam laa wax waxuma laa nag doomu Serigne Babacar Sy nga dem Touba tey ay waaju ponkal moomu noonu nu mu tuddati sax Serigne Abdou Bali kuy sa baay ñu ne Gaynde Fatma grand homme d'affaires liggéeyal yàlla ak yonent bi ñàkk ba tey jii nii xoolal bu ñuy wax famille rek tey famille Serigne Touba liggéeykat yi ñi ci ëpp laa wax koom gi de moom liggéey na ko nga toppal Macky Sall mii nga xamante ni 2012 boo yow Serigne Abdou Bali Macky Sall bu duggoon Touba tey da ngay toog ci kaw mu toog ci suuf te 2019 di nga toogaat ci kaw Macky Sall delluwaat ci suuf kon lu ko fi jar da ngeen jël li seen maam liggéey ngeen boxom ko lem ko ba mu kii sànni ci mbalin ma
ñun nag taalibe yi naa leen xamal benn affaire ñun ñàkkuñ fayda de man bind naa ko ci suba te kafuma ci réewuma ci billaahi bu ma gisatul lu ma xam ci sëriñ sii nii man en tant que taalibe Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul damay yem ci ay xasidaam dong ndax sëriñ Touba ku doxul ci li mu daan dox boo ñëwee di dox ci loolee man dama la fa naan ñukk dem seeti leneen voilà moomu leen nit ñi gore di weesuwul ngay gërëm président suba naka ngay dajalee mbooloo sax taalibe yi baas ba sax tuddoo leen sëriñ Mansour maa ngi lay siyaar bu baax di sàkku ñaan borom daara ji bégg bu wér a wér mais dafa naqat gi ci xool quoi sa yaakaar ñun murit nga xam ne dañuy joxewu àddina ak alaaxira loolu amatul de àddina gii nii rek boo ci xawee jeng suñu alaaxira dañ koy tayle moo tax nag xoolal tiijaan nag laayeen lañu ci yemale suñu avenir réew suñu xoolal benn sëriñ duñ ci wax luñ ciy def ki faral Ousmane Sonko bu ko ci dara dindi ki faral Khalifa Sall bu ko ci dara génnee ki faral Idrissa Seck bu ko ci dara génnee nañuy def te yàlla tax bu sëriñ si waxatul te yàlla tax ñun taalibe yi li yàlla wax xam nañu ko seen maam seen baay ñoo fi def ñu gis tey jii ñi fi toog nii ñëpp amul ku fi toj ñoom ñëpp nag amul waaw amul ku fi def kiraama boo xam ne tey ñun ñëpp dañuy jàpp suñu kii naan eskay amul lu dul toog di nettali sa kiraama baay ak sa kiraama maam ba pare ngeen bëgg taxaw nag ne léegi yéen da ngeen di jël kii kenn jébbaluñu Macky Sall ñoo lank kenn duñu jébbal Macky Sall ngeen mën a nax mais du ñun billaahi wallaahi Macky Sall ngeen mën a nax waaw parce que jàpp ngeen ni bu ngeen ne Macky la rek ñun ñëpp ñu ne walla Macky acca ñoo bañ ñun am nañu dignité lan newoon ci Serigne Babacar Sy nekkoon ci Serigne Fallou nekkoon ci Serigne Saliou yéeg nga yéeg remonté sax ba ci Serigne Touba Alaaji Malick xoolal loolu mu ngi ci ñun ñii gëm googu ñu ngi ci ñun waaw ni day dëggu delloo ziar maa ngi ziar ñëpp ngeen baal ma su ma mënul fay nuyoo yi waaw ngeen baal ma bu wér man laa wax billaahi Thiès Diène xam na li may wax man dogu naa ko ci alxuraan sëriñ bu fi taxaw gis lim population bi di dund te Macky Sall teg leen ko en tout cas man doon naa tàccu sax bu doon benn sëriñ Bass Abdou Khader wala Pape Malick Sy wala keneen beneen porte parole da nga taxaw gis Macky Sall mu ngi liggéey Sénégal waxuma mu ngi liggéey kër diine yi de dem fee def fa benn immeuble demaat fee def fa benn waxuma yooyu ñu xam ni Macky Sall mu ngi liggéey réellement non foofu mën nga taxaw wax sa aqulay taala ne waxuma Tiwaawan de mais Ndakaaru Jurbel ñaata taalibi Tijaan ñoo nekk Casamance Tijaan yaa yemul Tiwaawan ñaata taalibe ñoo nekk Kaolack ñaata taalibe ñoo nekk Tambacounda ñoo xam ne dañuy jóge foofu di gàmmu ci biir Tiwaawan ndax benn immeuble xaw ma maison hôtel xaw ma lu mu doon loo xam ne ñoom ñëpp kenn du ci dugg nga ni lim def Tiwaawan tax na Macky Sall daal moom la ñuy votel non mais franchement taalibe yi taalibe tijaan yi nekk ci yeneen région yi boo ko dajalee fépp mat na 4 fois wala 5 fois lii dëkk lii yeewoo biir Tiwaawan kon di leen ñaan njekk rek bu ngeen mënul wax Macky mu bàyyi yi muy def non ngir yàlla dee leen ñuy wax yàlla nee na yonent bi nee na Serigne Touba de nii la fi def Alaaji Malick nii la fi def ñu sekk loolu quoi mu jeex mais bu fekkente ne dañuy toog ndaje bu ma ci woowati ñu ma naan ay Macky yi nii ma jël sumay mbaraakiis wala samay daal ne ñuqet dem du ma ci am kersa waaw naa féq dong mooy ànd ak Macky Sall Serigne Mansour Sy Djamil yàlla nga fi yàgg te wér waaw surtout
Alaaji Malick pire nga yow garmi gor waaw Serigne Mansour Sy Djamil Serigne Moustapha Sy yéen ay royukaay ngeen ci tijaaniya bi ay royukaay ngeen waaw fi ngeen teg seen tànk nag foofu la du question de parce que dafa ànd ak sëñ Moustapha Sy boppam la àndal nekkul di ànd ak Idrissa Seck wala keneen wala boppam la àndal waaw kooku tey jii nii kenn du ko génnee mënul nekk ku ko bëgg a génnee ci tijaaniya yaa ciy génn Serigne Mansour Sy Djamil mii ku ko ci bëgg a génnee yaa ciy génn kon ngir yàlla ngir rasulillahi ngir seen barke maam nga xamante ne tey àdduna bi fépp ñu ngi leen fay coow fépp ngir seeni jaloore foo génn ñu ngi gis ay photo Alaaji Malick fu ne ci àddina bi Serigne Touba noonu ñeneen noonu kon bu leen waxee seen bànneexu bakkan ñu leen koy ñaan duma leen xorom duma wax lu tegginewu parce que dafa am ñu leen yaakaar te division lay bañ waaw man nag murit laa de mais ñëpp laay waxal loolu ñëpp a ko moom Bass Abdou Khadre bis bu génnee wax nañu Macky la ñuy kërëng boobaa nga may gën a dégg te dina gën a saf lii nag waaw dina gën a saf lii mayuñ ko kenn la république mayuñ ko kenn sëriñ si ils sont pas ordinaires kon nañu tëddee njaaxaanaay bu ñu wax sax bu leen votel Macky bëgg nañu waaw bu leen wax sax bu leen votel Macky neutre leen parce que même bu dara dul dara am ngeen ay taalibe yu ànd ak Macky Sall même bu dara dul dara bu leen ñu jox ay Macky nii amoo leen ci droit vous n'avez pas le droit su ngeen bëggee politique nag simmi leen seen boobu sëriñ dem dugg biir APR nga xam ne bu ñuy duma suba waa APR duñ leen ràññee duñ ci ràññee ku ci sant Mbàkke ak si wala Faal wala leneen waaw duñ leen ràññee billaahi wal kitaab ku ci bëgg politique pour Macky Sall bul mbubboo turu si Malick wala Mbàkke wala leneen futteekul ba set dem jaay sa bopp sant neneen dugg biir APR bu ñuy toroxal Macky Sall boole waale la ci voilà on ne fera aucune distinction Macky Sall moom képp ku ko jàppale bu ñuy dal ci kawam on ne fera point de distinction da leen xalaat ëllëg voilà di ñaanal bu baax nag Serigne Mansour Sy Djamil franchement référence la xam nga ku ma naw la moom Serigne Mansour ku ma naw la waaw ay Serigne Moustapha Saliou xam nga doo leen dañ gëm seen bopp am dignité kenn du leen jënd mais lan mooy milliard ñun ñooy liggéey milliard ban projet la Macky Sall def Tiwaawan ba waa Tiwaawan tey naan ko fa ñukk di dem di taxawaalu Ndakaaru ak ci àdduna bi li Macky Sall def biir Tiwaawan laa wax lan la ban ñaata jeune ciy liggéey wala ñaata père de famille ñoo fay xëy di ci joxe dépense lu dul loo xam ne gàmmu ba gàmmu ziar ba ziar lañuy ŋàbb seen kii te ña fay dugg ay autorité lañ ku santul si wala jege woo leen dëgg doo bokk ci ñi ñoo fay dugg ranger 16 moo la fay dugal ak bale ma ni saal yi Macky Sall tabax yooyu noonu ay maison des hôtes ak xawma lan bale raxas ak ranger 16 moo fay dugal taalibe yu ndaw ndawaan yii nga xam ne dañoo gëm Serigne Touba wala Alaaji Malick ba jeex tàkk kon xoolal bu leen ñu fattak li Macky Sall def li fa taalibe yi def xaajaat bi Macky Sall defu ko fa tam Macky Sall bu doon sax dafa def lu yéem suñu bët ay waay xanaa sëñ bi Malick si demal Dubaï nga xool Dubaï nañ ko def ay Arabie Saoudi ay Qatar la fa ne jombul Tiwaawan war na mën a am Tiwaawan kon du ñaari bâtiment yuy taxaw loolu la dem Medina Baye xawma fan def ko fa di dóor yooyu yëpp ay xaañ la ñun on xoolal duñu tombe ci biir xaañ yooyu gëmuñu xaañ yooyu voilà loolu laa bëggoon wax ci côté boobu réalisation kese bu fekkee moom ngeen di fal ma xam ne li ngeen yéene Tiwaawan bariwul bu fekkee ne réalisation kese loolu Macky Sall fees na seen bët loolu bu ñu góorgóorloo taalibe yi bu ñu góorgóorloo def 2 fois plus billahi wallahi
Alaaji Malick Sy jaral na leen ko Tiwaawan jaral na leen ko am na ñu dëkk Tiwaawan sax te du ñu tiijaan te jaral na leen ko parce que seen gox la mënoo leen ñu jaxase de te du ngeen ñu jaxase waaw ay guerre tiijaan murit yooyu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg benn la ñuy doon duñu mës a doon ñaar waaw affaire Khalifa Sall bi merci beaucoup Sayer Ba sànq bi may introduire nee naa leen dinaa leen wax li man looloo ma gën a naqadi ci li Pape Malick wax que ni ndogalu yàlla la yow nga xam ki tëj Macky ki xañ Khalifa Sall liberté am tuumaal ko daf ko tuumaal amatul ay justice gëwma loolu Khalifa Sall dañ ko tuumaal caisse d'avance bi Khalifa Sall dañ ko laajee lu mu ci wax Khalifa Sall dafa lu leer nañ na ko Pape Diop yoree woon bàyyi Mamadou Diop avant moom ak ñeneen bi ma ñëwee de loolu laa continuer waaw ngeen ne Khalifa Sall dafa avoué que ni moo jëlul sarab waaye dara la jëlul wante mu ngi mel ni tey jii nii ñu dénk ma kees bi am na loo xamante ni quota boo xamante ni am naa ci sañ-sañ di ci def lu ma ci neex l'essentiel naa ko justifier rek wax dëgg yàlla mais kees boobu bu ma ñëwee naan dama ciy jël di def leneen di ci dimbali nit ñi di ci faj di ci dëj am nañu dee Dakar ñu bari kees boobu da leen dëj man xoolal xawma Khalifa Sall musuma koo gis musuma bokk parti social yi itam man Abdoulaye Wade moo doon sama leader Abdoulaye Wade nit ki da koy seedeel man fa ma dëkk ci Ndakaaru Khalifa Sall da ko defar di dimbali ay nit ñaata nit lañ évacuer France ngeen bëgg ko toroxal Khalifa Sall Macky Sall jàpp ko humilier ko lii ñu ko def ni humiliation la waroon nga mën a taxaw wax leneen lu dul ndogalu yàlla la foofu moom tu m'as déçu Serigne Pape Malick Sy tu m'as déçu waaw bu dara dul dara Khalifa Sall démb balaay tey Macky Sall léegi la rek te day jàll yàggatul li ko fi dese bareetul waaw nelawatul kiiwatul waaw dara Khalifa Sall ngir yàlla nañ wax dëgg Macky Sall daf ko tuumaal daf ko tooñ parce que dem na ci ay sëriñ dem na ci ñu seetal ko Khalifa Sall boo ko bàyyee mën na laa sonal lan mooy yëful doomeeraam yooyu nit day gëm boppam bu ngeen wëlbati ko ne yàlla mooy fale yàllaay fale kay ngeen bëgg a taxaw ne xam nga li ma gën a naqadi mooy dañu def seen jeu pour masquer que ni Macky Sall du moo tëj Khalifa Sall loolu ngeen bëgg masquer def tout que ni Macky Sall du moo tëj Khalifa mais Macky Sall ku ko bëgg ak ku ko bañ moo tëj lu Khalifa Sall en complicité avec les salopards comme Tanor Dieng Tanor Dieng moo orchestré lépp ndax IGE bi demoon contrôle ji mairie de Dakar ka nekkoon chef ba mook Tanor Dieng benn lañu duñu ñaar Tanor Dieng mooy ndey jimbali ji Suwaadu Yaya wan waaw jaajëf xam naa ni mosoo maa seetaan moo tax nga naan bul saagaaguma sax maa ngi téye suma bopp xoromaguma man fu ne lay fëlee léeg-léeg ay moins de 40 ans sax dafay am yàlla xam na ni saagaaguma ay salopard ak merde ak yooyu ay saaga tubaab la waaw ñu ngi jéggalu nag bu dee day déranger ñu ngi jéggalu mais dama bëgg rek ñu gën a revenir à la raison xam ni Khalifa Sall am na sañ-sañ nekk candidat Macky Sall li tax mu tëj Khalifa Sall lépp ngir mu bañ a doon candidat la Khalifa Sall avant muy dugg kaso wax na ko lañu ma waxloo ak lañ ma defloo laa bañ liñ ko sant nag mooy kay topp suñu Macky Sall mooy kan Khalifa Sall ko ëpp xam-xam Khalifa Sall ko gën a jantal gën ko xam état parce que mooy président Khalifa Sall amul droit léegi kenn mais Macky li nga bëgg mënul nekk Macky Sall li nga bëgg mënul nekk yow mënoo taxaw gën a nilaar ci ak Sénégal boobu yaa ci gën a bon yaa ci gën a nilaar
nga pare nga ni non non na Karim Wade ak Idrissa Seck ak ay Ousmane Sonko yëpp bootu sa ginnaaw beneen comme ni Moustapha Niass def jébbalu tas partem ñi nga xam ne démb la woon mook ñoom mu saaga leen ndey ay Malick Gakou xam nga ay gumbala nga dugg PS def noonu ku nekk nga soxal ko tàngal ak bonbon ne ko mëqalte ne mur Khalifa Sall gor la waaw bu nekkuloon gor transigé na ne signé na bu yàgg ne léegi bis ni que tey bàyyi naa dootuma nekk candidat waaw nañu am jom waaw nañu am jom Khalifa Sall Serigne Pape Malick Sy loolu du benn ndogalu yàlla maa ngi jéggulu mais foofu moom xoolal duma ci d'accord ak kenn Karim Wade liñ ko def du benn ndogalu yàlla Ousmane Sonko ngi nee dañ ko rajee ndogalu yàlla la Macky Sall moo jël këyit bind décret ne bis ni que tey Ousmane Sonko 15 ans de carrière yi nga def impôt et domaine nekkatoo ko parce que lan la yaa ngi jug di wax loo xam ne arrangé wu ma Macky moo soxor Macky moo bon loolu nag ku fi taxaw di ñu gëmloo naan ndogalu yàlla la dañuy am sañ-sañ ne la xoolal duñu wax da ngay fende ndax wor ma mais dinañ leen ne no xoolal ànduñ ci loolu noonu demeewut noonu Khalifa Sall heure bii nii ci biti la ko waroon fekk bu doon dëgg la bu ngeen si Malick sa liggéey boo ko defoon sax heure bii xëy na Khalifa Sall génn na su ngeen taxawoon ne Khalifa Sall bu génnul Macky Sall tere nañ la Tiwaawan lu leer bu ngeen ko defoon heure bii nii Macky Sall bàyyi na Khalifa Sall xanaa mais da ngeen ko bàyyi mu wéet Khalifa Sall li mu daj ci tarixa bi Khalifa Sall ñu tëddee ko kan Serigne Babacar Sy mu jël soxna foofa ca kër ga doon taalibe des premières heures soutenir ko di yëlbatiku naan yàlla caga ji taxawaalu Ndakaaru yàllaa leen cagatuloo sàcckat yi tafu ak ñiy jamaate paaka yàllaa ko dogal xoolal nañu mooy loolu quoi damay tëj sujet boobu parce que franchement j'ai pas envie de déborder quoi voilà mais sëriñ si moom ultimatum lañ leen jox yéen ñépp nag amul kii amul kaa du faal du mbàkke du si waaw ku ci ànd ak Macky Sall billaahi sa toroxal di nga ko jot ak foo mën a bokk nag laa wax noo mën a sant képp ku ànd ak parce que Macky Sall tey ñun leer nañu ne moom sax la gën a leer que ñun que ni day wàcc day daanu moo tax fu mu ne nii mu ngi jënd ceinture ak lu ne pour langaamu du la ci génnee di nga dem ci nii mbaa ci nee waaw Macky di nga dem ci nii mbaa ci nee parce que xam nga lu tax bañuñu la amuñu jotu bañ la Macky Sall amuñu jot bi man awma jot bi voilà man sama xol Sëriñ Bamba ci nekk awma jotu di la bañ mais liggéey yoo mënoo tële nga yaa ngi yàq suñu réew kese bis boo wàccee dootuñ suñu làmmiñ sa tur sax Macky boobu noonu dootoo ko sax dégg amuñ sa jot waaw ay Marème Faye Sall yooyu yëpp ay épiphénomène nga 7 ans ngeen fi amoon c'est fini sant leen ci yàlla dégager au plus vite na ku nekk jël li mu am voilà sëriñ bu ci kii nag naan day farfarloo ku ci ànd ak Macky Sall daal na ni mur na ko wax Macky Sall yow laay votel te mu bañ a siw bu siwee buñ koy toroxal duñ la fàtte ku ko fi soutenir publiquement bu ñuy toroxal Macky Sall xoolal dinañ la toroxal publiquement foofu moom fa laay jeexalee yan may ma tuuti rek voilà deuxième point bi Ousmane Sonko laay waxtaane comme ni ma ko titré Ousmane Sonko gis nañ semaine bi dimanche passé ak bi yëpp franchement occupé na réseaux sociaux yi moom tam ndeysaan mais balaay dara xew dama koy waa ziar bu wér wér delloo ziar wasam delloo ziar Aïssatou Diallo Sister Baron Love Awa Gueye bégge naa leen yéen ñëpp waaw dinaa tijji appel bi ci kanam tuuti rek damay jeexal ci ñaari point parce que dama war a waxtaan ci Ousmane Sonko war a waxtaan ci Idrissa Seck waaw Idrissa Seck ak voilà beneen Assane Diouf aussi war naa cee wax
donc Ousmane Sonko d'abord dama koy féliciter waat parce que njëkkoon naa ko féliciter ba muy door a doon député bañ ko joxee bon carburant mu nekk Total mu lank ne par patriotisme dinaa jël bon station boo xam ne sénégalais moo ko moom kooku man dama taxaw live féliciter ko que ni député patriote yépp war nañ def ni moom ñu ay critique laa ci dégg ak ay non essence bi France lay lu si suñu gat station ba ka ko moom sénégalais rek doy nañu benn wàññi boo gis ci benn lay tàmbale au moins moom def na boobu jéego ñaareel bi moo koy félicité waat mooy bi nga xamante ne def na discours bu mémorable waaw def na un discours boo xam ne franchement bi ma ko dégloo waaw xam naa ni non franchement sama xol seddoon na mooy bi mu jàkkoorloo ak bun jon fële assemblée nationale foofu aussi je l'ai félicité mais bi pas dinañ ci waxtaan bu gën a yaatu parce que innové na indi na lu bees bind na mag ñi dañ daan bind Alaaji Malick bu ngeen xamee lu tax du mës a fay ay bindam ma tax ay bindam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Rasuul bu ngeen xoolal lu tax du mës a fay ay bindam ay midaadi sindiidi matlabul shifaay Sëriñ Bamba dafa bind bàyyi fi Xaadim Rasuul ba ci Sëriñ Fàllu ay doomu Sëriñ Tuubaa sax dañoo bind ay doomu Alaaji Malick dañoo bind ay Baay Ñas tey ñooñu bu ñu deewul heure bi ay nettali rek la ñuy wax nit da ngay bind kon livre bu ma déggee dof boobu noonu ah président des dof du Sénégal Ansoumana Dione naan livre de solution non c'est parce que man mën naa ne livre bi solution nekku ci mën na wax loolu moom mais solution yëpp ci livre la nekk solution yëpp ci livre la nekk képp ku def matière scientifique di nga xam ni ah lépp looy bëgg a gëstu ci livre lañ lay renvoyer ci livre lépp lu ñuy source ci livre lañ koy dem kon bind dafa am solo moom teg na boobu jéego ñeneen ñi même bu ñu bindul j'ai apprécié le fait que mu bëgg a affronter am audace taxaw journaliste bu mel ni Pape Alé Niang ku mel ni Pape Cheikh Sylla Maymouna ak ñeneen ñi ne lu ngeen ma bëgg a laaj ci réew mi laaj leen ma ko ma tontu leen ci kooku dañ koy jaajëfal di ko encourager di encourager aussi ñeneen ñi à ce que parce que tamit man du ma yem foofu man dama dañ kumpa waaw man du ma taxaw wax dëgg yàlla naan sonko déedéet li ma bëgg mooy ñu comparer ñu déglu leen ñoom ñépp may leen ku nekk sens nga déglu leen gis nga dëgg mooy loo xamante ni gis nga buy génn ci kàddu buy génn nii gis nga Macky Sall mii nii ba muy taxaw di waxam yooyu boo xamoon ci ñu ko gëm de te bëri woon naa ciy morom dëgg buy génn ci làmmiñ di dugg ciy nopp wallahi bu duggee rek di nga xam ne lii dëgg la mën na dem ba ci biir nag am lu ko ci génnee ndax booy wax dëgg boo nekkee xam ngeen détecteur de mensonge ni ñu ko defaree ci ay vibration dañuy ñëw branché la dañ lay branché ay benn appareil bi soo waxee dëgg da koy xam boo fenee da koy xam xamul lu tax sa vibration cardiaque gis nga ni ngay vibrer noonu ngay émettre ay onde yooyu noonu mooy ñëw jàpp ki lay déglu looloo waral Seydina Muhammad kenn daaw ko woon dégg te di ko weddi may leen ma tudd loolu moo waral sallallahu alayhi wa sallam kenn daaw ko woon dégg kàddoom muy wax di prêcher non te doo ko gëm kon livre dafa am solo ba ci yàlla suñu borom ñamu yónni ñëpp mais daf leen jox yooyee kii daf leen jox téere pas ñëpp bokk yonenteem yi waaw alxuraan moom la ñu jox ñun jullit yi indi na injil tawraat zabuur mais ay téere la te téere yooyu yëpp téere kitaabullah la
bi ci gën nag ci ñun mooy alxuraan loolu lañu jàngal suñu téere ñun mooy alxuraan mooy ndey téere yi man moom laa gëm keneen mën na am na seen gëm leneen mais ñun suñu solution mu ngi ci alxuraan te téere la téere bu féete kaw bépp téere nag waaw kon il faut que les gens se ressaisissent bàyyi critique bi tey fexe def ni moom waaw yóbbu na barre bi très haut d'accord keneen mën na atteindre la barre wala dépasser ko mais nañu seetaan waaw man loolu laa gëm daal man waaw man moom franchement je l'encourage sur cette lancée di gën a dem ci plateau yi ñoom ñëpp voilà am na ñoo xam ne moom franchement mooy loolu jaruñoo déglu mais ay Thierno Bocoum ay Serigne Mansour Sy Djamil waa PUR Idrissa Seck xam nga ñëpp ñu génnee seen programme ne lii mooy sama yéene ci réew mi mu bañ a doon loo xamante ne nii profession de foi la rek sama yéene wala déedéet mu doon loo xam ne tey jii nii lii gis-gis bu wóor la te képp ko gis ñu saytu ko saytuwaat ko rek dinañ xam ne lii moo gën ci Sénégal parce que man dama bëgg après Macky Sall non dootuñu nekkaat fii sax di lijjanti yi naan non dañuy wax ci parce que révolution dafa war a am une bonne fois pour toutes suñu coono yëpp féete ginnaaw waaw ñëw di war a def liggéey bi di def liggéey bi gendarmerie di def liggéeyam police di def liggéeyam kilifa diine yi di def seen liggéey nekk sentinelle pouvoir boo xam ne pouvoir nag laa wax boo xam ne ñooy wax nguur gi dëgg comme ni ma ko waxee woon sànq rek Khalifa Sall bu Tiwaawan waa Tiwaawan ñii buñ ko soutenir woon nuñ ko waroon soutenir billahi heure bii Khalifa Sall génn na waaw génn na même bu fekkee Macky day seet yeneen plan mais kaso bi moom génn na ci waaw non gis nga benn affaire tamit am na ci Ousmane Sonko muy inconvénient les Sénégalais sont-ils prêts à adopter Ousmane Sonko ndax sénégalais moo doy waar sénégalais ak ni muy xalaatee te politique dafa doon loo xam ne tey dafa am ay réalité am Sénégal am nañ ay maire yoo xam ne tey boo demee tey jii di leen naan Ousmane Sonko ñu ne la mukk ci àddina man Abdou Diouf laa xam Abdou Diouf ku mu wax ko laay votel kooku laay votel am na Sénégal ba tey de xamuñu si lan mooy réalité bi en si peu de temps est-ce que Ousmane Sonko mën na am 10 fois son score des législatifs est-ce que mën na am loolu liggéey boobu est-ce que waa Pastef def nañu ko est-ce que waa Pastef jëm nañ ba Mbirkilaan dugg nañ Kaolack Tambacounda Ziguinchor moom bon fiefu Ousmane Sonko la Saint-Louis il faut yooyu paramètres yëpp ñu bàyyi ci xel que ni dafa am liggéey boo xam ne waaw Pape Babou gis nga Sonko point bii nii man loolu laa d'accordul dafa am liggéey bu mu laaj te foog Sonko def ko ak ay militants bu ko deful parce que bu leen fàtte score am daaw ci at mi ci waxtu wi demoon nañu législative pour sa première participation mu jàll ci plus fort reste dëgg la élection yi Macky Sall jaarale ko ci yoon mais bu ñu fàtte que ni PDS da ko jiitu lu bari Khalifa Sall jiitu ko lu bari ba ci PUR nga xam ne moom tam àndul ak benn coalition da ko jiitu lu bari donc électorat boobu noonu Ousmane Sonko naka lay def ba grignoter ci donc moo tax ma ni liggéey bi waa Pastef war a def ñoom Pastef liggéey bi ngeen war a def mooy sol seen dàll comme ñeneen ñi ni ñu ko defee wàcc sur le terrain fexe fu ngeen demul woon ngeen fexe fa dem ñun ñi gën leen xam loolu mooy liggéey bi mais man dama seetlu liggéey bi ngeen nekkee temps yi yépp Idrissa Seck sàcc la yàgg naa ko wax du loolu mooy liggéey bi loolu képp ku koy def rek il ne rend pas service à Ousmane Sonko képp ku toog di dénigrer
comme tout à l'heure j'ai lu un commentaire là ay Idrissa Seck moom doy na politique la ñu nekk politique la ñu nekk laa wax Ousmane Sonko dafay politique moo gën wala gënul kooku man je suis personne pour juger ko mais li ma wóor ba wóor ëllëg ci biir Ousmane Sonko mën na am 20% par exemple Macky Sall xawma ñaata ñoom ñaara war a dem deuxième tour da ngeen jàpp ne Ousmane Sonko du dem toog tête à tête ak Idrissa Seck da ngeen jàpp ne Idrissa Seck Ousmane Sonko du dem toog tête à tête peut-être ak Karim Wade waa PDS nañuy rafetal li ma gën a jàpp keroog ci discours Ousmane Sonko toutes ces attaques c'était envers Macky Sall toutes ces attaques c'était envers Macky Sall mais malheureusement je vois que certains ñoom dañ jàpp ne affaire bi c'est contre Idrissa Seck wala c'est contre Karim Wade wala c'est contre Khalifa Sall déedéet Ousmane Sonko a compris cela mais vous aussi rendez-lui service waaw Békouta Camara forcé wuñ la nga seetaan dégg nga yow donc kundung boo ma partagé wul wax dëgg yàlla du ma wàññi dara franchement voilà wàññee sa kanam waneel ne bu ma la wanee sama kanam après franchement bu dee danga ma bëgg gis après boobu bu ma paree rek Galsen bu dafa jot amul problème woo ma di nga may gis voilà wanee sa kanam nii boo ma partagé wul lu may wàññi soo ma seetaanul sax lu may wàññi franchement rien ngeen bàyyi yi ngeen di def man sama décision la point barre ngeen wax lu am solo quoi ñun dañu nekk ci liggéey bu am solo mooy waxtaan ak sénégalais yi kon Macky Sall benn leader kese ku jàpp ne Pastef dong mën na gagner Macky Sall moom man gawuma ko man ku jàpp ne Karim Wade kese xaw ma day bokkam du bokk kese mën na gagner Macky Sall itam gawuma ko Macky buñ ko sotul du dem ci zaahir ak baatin nag laa wax buñ ko sotul ci urne yi wala ñu sot ko ci cour yi du dem voilà kon nañu rafetal ñun ñëpp rek parce que suba lii xew xamuñu lan la tey bu ñu demee ba xalifiste ak karimiste di collaborer war ngeen mën a xam ni kon politique dafa doy waar dafay évoluer très rapidement voilà kon non mais c'est ça je te dis système bi dafa am nuñ koy combattre système man sama sëriñ dafa ma jàngal borom daaru nooree ni yàlla na fi yàgg te wér voilà bu moom maam Thierno que ni soo bëggee defar nit da ngay mel ni moom te xam ni doo moom dugg ci biiram door koo soppi Ousmane Sonko mu ngi ci tànk yooyu affaire bi du doon loo xam ne dafay ñëw rek brusque de du noonu bu leen ko gisee noonu système bi dina changer ci nii mbaa ci nee mais du loolu loo xam ne dafay brusque changement bi ça va être progressivement Ousmane Sonko mu ngi nii Assemblée nationale pour vous dire rek pour vous joxe leen ay en miniature ku waxal dëgg te yàlla tax Ousmane Sonko représente dignement les députés ñun askan bi mais daf cee xawee biir assemblée est-ce que moom kese il peut changer quelque chose est-ce que Ousmane Sonko kese mën na changer quelque chose malheureusement non bëgg na ko moo tax nit ki da ngay demee ak sa xel non gis nga yooyu mooy li ma la wax rek actuellement le peuple est décidé dañoo décider mais bu ñu exclure kenn man de franchement Ousmane Sonko su ma waxalee te yàlla tax rek même bu nekkul président gouvernement bii di ñëw ak kuy mën a nekk président il sera un très bon ministre des finances c'est un bon début quel que soit Alpha fii mu teg tànkam de bu ko wàccul
dina mës a dégg monsieur le président de la république kooku moom même bu dul 2019 parce que 2019 dafa bëri ay paramètres sénégalais yi ñu ci bari actuellement esprit de militantisme bi moo leen ancré ak calcul politique moo tax Ousmane Sonko de mën na am dara de mais 2025 moom ragal naa mu doon ko de ragal naa ko waaw bu dul fii rek di fee waaw parce que tamit dafa am lu mu wane dafa am lu mu indi lu bees mais Idrissa Seck laa bëgg gars yi bàyyi ko xel bu baax Idrissa Seck nekk na koo xamante ni il est très très intelligent moo tax su ma gisee gars yi ñu ngi def débat duñ ko sax ñu ngi naan Khalifa président Karim président Idrissa Seck mu ngi moom rek laa gis actuellement mu nekk sur le terrain fu mu ne nii envahir terrain bi kon mën na def surprise waaw. kii nee na j'aime kan Ibrahima Thiam na yem ci yow rek sa Nobel ci Macky Sall moom na yem ci yow rek waaw am nga ci droit duñ la ko kii mais di nga ciy wéet nag di nga ciy wéet waaw. Idi ko par rapport ak Idrissa Seck moom duma ci sori de mais Idrissa Seck en tout cas nañ ko bàyyi xel parce que jaaxaloon na ma le fait que ak expérience bii mu am nii le fait que mu def tekk doy man yéem na ma en tout cas xam naa ni daal xaw ma lu muy préparé mais mu ngi noonu daal mais en tout cas bépp militant Pastef bu bëgg a jàppale Ousmane Sonko bul bàyyil Facebook bi moom Ousmane Sonko l'a déjà conquis bàyyil Facebook bi fi sa gox del yeewu sol sa t-shirt Pastef di dugg ci gox-goxaan yi loolu ngeen mën a jàppale Ousmane Sonko mais di nekk ku bind Idrissa Seck nga ne ko déedéet c'est pas Idrissa Seck sa Sonko kooku àdduna du yàgg ba nga génnee ci boppam Idrissa Seck ki gëm Khalifa Sall àdduna du ci Facebook mais bu dee débat Pape Babou tu es jeune liggéey nga ba wàcc jël sa benn 2 heures de temps dugg fa nga dëkk sa gox dem ci grand place yi ne kat dama ñëwoon waxtaan ak yéen ci Ousmane Sonko bu ko defee nit ñi gën ko xam. Facebook Sénégal ñu koy utiliser bariwul voilà donc nañ ci bàyyi xel bu wér voilà ñii dañuy bañ ñii nangu ñii nangu loolu mooy démocratie man awma problème parce que man li Ousmane Sonko nii di incarner dëgg la discours bu ma gëm la man discours bu ma gëm la te lu ma bëgg mu am biir Sénégal la mais est-ce que Ousmane Sonko kese la man dama gëm ni moom de xëy na bokk nañ heure mais tey jii man dama gëm ni même bu dee keneen ak ku mu mën a doon itam dinañ weñ sa loxo ne la système bi nii ak nii lañ ko bëggee mouvement dafa jot de mu ngi ciy liggéey ci système bi waaw bu ko defee nit ki dootu fi toog di faral jabaram lu ko neex di far gorom lu ko neex di fal ay mbokkam lu leen neex mooy loolu keneen nag dootu ko fi am waaw li ñuy dund ak Macky Sall keneen dootu ko fi am waaw demain Ousmane Sonko du ñëw rek sànni lépp dina am lu mu récupérer bu nekkee président keneen bu nekkee président itam ñun dañuy ñëw taxaw jàkkaarloog moom non Mansour Diop pur actuellement ils sont très puissants moo tax mani la Ousmane Sonko fu mu ne nii ay militants dañoo war a bàyyi Facebook bi wàcc sur le terrain gis nga pur dañoo am base ba noppi ñoom Serigne Cheikh la depuis les années de Senghor le pur existé nekkul parti bu bees moo tax élection législative yi ñu ñëw def score waaw ñoom ñooy premier parti actuellement parti bu demul ak coalition pur kese la ñu bind amul beneen mouvement de soutien wala leneen ñu ñëw am 3 députés waaw imam non man pourtant maa ngi fi nag maa ngi lay teewlu bu baax maa ngi gis live yeeg yépp maa ngi leen di teewlu yéen ñëpp waaw kon ñu bàyyi xel bu baax que ni daal liggéey bi sur le terrain ci Facebook du ci Facebook képp ku ànd ak sa leader moo xam nga ànd ak Karim
Khalifa Idrissa Seck Pastef affaire bi si terrain bi la man de sama papa amul Facebook de te am naa ay mbokk yu bari sama famille bokk man personnellement sama famille ñi may gis Facebook ñu néew la amuñu Facebook ñu ko ci dañ ko tijji nii dañ tijjil ma Facebook nga tijjil leen dinañ toog ñetti weer billaahi sama famille nag laa wax ñi ma ciy gis Facebook ñi may dajeek Facebook nii bariwul de kon nañuy wax ak sénégalais ku si bëgg sa leader am ndam rek wàccal wax ak sénégalais yi donc maa ngi félicité waat Ousmane Sonko bu baax ci innovation bi mu indi mu fexe proposé waat leneen parce que affaire yi noonu la di xaar ñeneen ñi aussi comme li ma leen wax rek man moom du ma tëj samay porte ki njëkk a ñëw déedéet damay xool lépp PSC waat ko parce que nous aussi nous sommes doués de raison. balaa maa tijji micro bi rek ma bëgg a waxtaan tuuti ci Assane Diouf franchement léegi mu def at le 25 novembre bii lay am at ci biir kaso bi te dañ ko fekk biir këram tooñ ko tuumaal ko léegi nag dafa jot aussi ñu def du concret yàgg naa leen wax ne leen mouvement yi ay mouvement pour Assane yi ñuy ibbi sans pour autant jéem a def dara marche ba ñu defoon buntu États-Unis sax ambassade des États-Unis sax dara la buñ ko mënee toll lañ ci waat jarul xaalis bu bari engagement rek la laaj jarul ñëw tamit ku nekk ne day wane ne moom maa la ëppale mbooloo mouvement bii la wala du mouvement bii bu dee Assane Diouf dong moo tax ñuy def ku nekk na sol sax yére bu weex tàll buñ ci bind dara ñu dem marchal ko réclamer sa libération exiger sa libération te yàlla tax parce que doomu jàmbur bii wax dëgg yàlla man saaga yi ba mu doon saaga dama ci àndoon te dama ci ànd ba tey parce que li taxoon muy saaga xam nañu ko ñun ñépp waaw kon maa ngi tàllal ñun de en tout cas ñu ngi tàllal loxo ñépp on est ouvert nee naa ñun bugguñu sax jiitu ay ñun ñoo jiite pour Assane nangam déedéet bugguñu sax jiitu kon nañu fexe au moins ñu waxtaan si lu ngeen ñu ne lii la ñuy defal Assane rek bu dee gis nañ ni mën na koo génnee pare nañ pour topp seen ginnaaw ñu dem jàpp ci pour Assane Diouf génn kon maa ngi ziar ñëpp di tijji micro bi ñu war a waxtaanee tey kenn ku ci nekk sa xalaat ci li nga xam ne mooy kilifa diine yi nga xamante ni tëddeewuñu njaaxanaay ñu tijji micro bi pour un bon moment. waaw tijji naa ko képp koo xamante ne bëgg ngaa intervenir mën nga def demande ibbi naa kii bi bu fekkee ni gisoo leen icône bi da ngay quitter live bi duggaat waaw képp koo xam ne bëgg nga intervenir rek da ngay quitter nga duggaat di nga gis icône bi taal naa ko léegi su ko defee ñu waxtaanee tey les marabouts yi nga xamante ne parce que duma parce que ñëpp la sëñ Abdou Bali Mbacke mi nekk Touba ci la bokk waaw sëñ Bass Abdou Khader ci la bokk voilà